Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg geeg lu soxal mbiri ndaw si nga xamante ne ji fële ca Sacré-Cœur ci boutique bu mu duggoon ñu jiiñ ko fak sàcc yóbbu ko ca ginnaaw boutique ba am nuñ ko doon def doon ko làmbatoo ko saay-saaye ba yoon dugg ca mu di ndaw sos nee nañu àndul ak xelam yoon ba mu ca duggee ñañu gis ca yëf ya am ca ñuñ teg loxo ñett ci ñoom déféré nañu leen mandat dépôt nañu leen kon ña nga ca kaso ba ñu war a xaar seenub layo suba lañ leen di atte lañ leen di toppeek la leen ca mën a fekk Alaaji Njogu Jën donte bi ñu jàkkaarloog procureur de la république dañu bañ ba tëdd ci ñag ba weddi li leen di tuumaal ñoom ñii di Ibrahima Thiaw Moussa Diallo ak Babacar Ndiaye da leen yóbbu kaso ñi xaare ni nag atte bi leen war a atte suba ci kanamu tribunal des flagrants délits bu Dakar ñetti mbir lañ leen di toppee muy collecte et diffusion de données à caractère personnel di maanaam dajale ak siiwal xibaar yu jëm ci nit ki attentat à la pudeur ak tamit atteinte à la dignité humaine di maanaam xotti war ma nit ki ñoom ñett ñooñu police bu jëppal daf leen jàpp gannaaw vidéo bu doy waar buñ dugaloon ci internet bi di wane nag ñi fitnaal benn xale bu jigéen bu tudd Fatou Ndoye moom xale bu jigéen boobu toll ci fanweeri at ak benn dëkk ca Sacré-Cœur 2 ndaxte nee nañu dafa doon sàcc waral nag ñu jëf ko jëf ji doy waar dem sax ba di koy làmbatu ak tamit di koy wax ay wax yu ñagas wante nag buñ sukkandikoo ci mbokk yi Fatou Ndoye moom nag dafa amee feebaru xel waaye du sàcc feebar boobu sax moo tax ba ñii di enquêteurs yu police jëppal jotuñu ko déglu dañoo yem rek ci déglu ñi ñu taxal ci mbir mi ak tamit seede yi vidéo boobu nag bi mu génnee ci internet bi kuréel yi saytu àq ak yelleefu doomu aadama ak tamit kuréel yi saytu àq ak yelleefu jigéen ñi dañ ko daal di ñaawlu bu baax a baax taxoon sax ñu daal di sàkku nag yoon def liggéey ba mu mët sëkk ci mbir moom nga xamante ne suba ci àjjuma ji lañ koy kon atte ci kanamu yoon. Alaaji Njóogu Jën meneen mbir mu nekk ca kanamu yoon di mbiri trafic yi fetal ya ñuy wax ak i bali fetal ca diwaanu Touba ñaar ñi nga xam ne tegoon nañ leen ci loxo war a enquête ci ñoom démb ña nga woon tribunal waaye dañ leen a mujj delloo police fa la ñu fanaani tey ji war nañoo janoo ak procureur bu Njaaréem géréew ba ma ngay wéy ca SYTJUST moo di syndicat des travailleurs de la justice tey jii xëyee nañu gérob ñaari fan boo xam ne dàq ñu benn yoon dàbbali ko seeni càkkutéef bokk na ci déggoo yu doxoon seen digg ak état bu Sénégal état bi daal di koy jëfe ndax xaar bi yàgg na ñoom liggéeykati justice yooyu nga xamante ne ji daanaka weer mi ngi nii kon ñu nekk ci ñaxtu ki xultu lu aju ca seenub liggéey ca la ñuy def ab taxaw seetlu jéem a xam mooy lan mooy liggéeyu greffier Ajaratu Binta Diallo. greffier fonctionnaire nguur gi la ñoom ñëpp nag dañoo tënku ci benn statut seen mission nag am na solo lool ci doxalinu justice benn ba moom mooy ci wàllu yoon nu ñuy taxawoo magistrat bi nga xam ne moom mooy àtte ñoom ñooy toog ca wàllaaga yor big ba di bind geneen gi tam bu fekkente ne dossier bi dañ ko yóbbu instruction ba tey dañuy assister ki ñuy wax juge d'instruction bi ci enquête bi ñu waral ca dossier ba beneen mission bi lalu ci ndoddu greffier bi ci wàllu kayit la maanaam ci wàllu administratif ñoom ñooy joxe décision de justice yëpp bi ñu authentifié saytu ba xam ne acte bi baax na mooy ñoom ñoo koy jébbal ki ko moom bépp acte administratif faaw mu jaar ci greffe bi ñoom ñoo koy denc te itam ku ñëw ci tribunal accueil baak orientation ba greffier bi ci liggéeyam la bokk liggéeyu greffier am na solo moo tax bu ñu demee grève du mën a ñàkk ñi nga xam ne ñoo soxla tribunal yëg ko même bu fekkente ne dañ leen remplacer ak ñooñu ñuy wax greffier ad hoc maanaam ay gendarme ak ay militaire te loolu tam lalu ba tey ci texte yi maître Assane Sall administrateur de greffe la ci tribunal de grande instance hors classe bu Ndakaaru. chaque fois que greffier yi liggéeyu ñu nekk grève bu ñu ne gendarme kaay wala ñu ne militaire kaay toog bu ñu paree atte boobu képp ku fa am atte doo ko mën a jot parce que greffier yi lu ci ëpp duñu laal kayit yooyu duñ ko laal tribunal yu bari foofa demee nañ la woon ay dossiers yoo xam ne ay dossier grève la. nañuy liggéeyee nag ci wàllu jumtukaay ci greffier du li gën nag mooy ñu améliorer ko xoolaat ko ci gis-gisu maître Sall. war nañoo gën a góorgóorlu surtout côté bi ñuy wax côté informatique modernisation de la justice dooleel greffier yi sur le plan informatique du yokk machines yi defar réseau yi ba ñu gën a normal pour que greffier yi ku ci nekk liggéey bi ñu la sant nga mën ko def ci benn temps bu gën a gaaw par rapport à l'informatisation de l'ensemble des greffes. wàllu traitement aussi nee naa fonctionnaire bu am solo la donc état bi aussi war na gën a dooleel greffier yi ci wàllu traitement. maître Sall moom administrateur de greffe la maanaam moom mooy chefu greffier yi
greffier pour nga mën koo nekk faaw nga am bac dem defi concours ci centre de formation judiciaire boo admee nga def fa ñaari atu formation léegi nag am na réforme boo xam ne mi ngi ci circuit bi bu génnee pour ñu recruter la nga doon greffier faaw nga am niveau licence greffier nag moom comme ni ko yeneen fonctionnaire nguur gi di amee boo amee juróom-benn fukki at rek da ngay dem à la retraite jàpp leen ne Sénégal am na ñeenti téeméer ak fukk ak juróomi greffier. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. directeur commerce intérieur mi ngi dàkkaafu ñi nga xam ne ñoo di fédération nationale des boulangers du Sénégal dañoo yëkkati woon yéene yokku njëgu mburu bi baguette bi jar fanweer ñu koy jaayee ñeent fukki dërëm ndax nee nañu daal lu aju ci réglementation bi ñu wax ci njaayum mburu mi état bi ko teg jëfewu ci tey taxawul ci nit ñi jëfe ko looloo tax ñoom ñu ne dañu yokk mburu mi ci woowile wàll nag Ousmane Mbaye mi directeur commerce intérieur di xam le ne mëne suta yokk njëgu mburu mi noonee ndax njëg la goog dañu ko homologué bu nuppi mi ngi sàkku ci ñii di fédération ñii di kon boulanger yi ñu ànd ak dal ci yëf yi tey demee ci xel ñu teewlu kàddu yu Ousmane Mbaye ci téléphone u Alaaji Njoogu Jeen. déjà ñaawlu wax bi parce que suñu amee ay cadre de discussion yoo xam ne ci lañ nekk bërki dem rek madame le ministre du commerce mi ngi doon présider via le secrétaire général di mettre en place le comité bi nga xam ni moom moo war a saytu lépp lu jëm ci application réglementation kon suñu amee ay cadres yi nga xam ne ci la ñuy waxtaan ñu génn ci cadre yooyu di def ay menaces yoo xam ni kenn xamul lan la wax dëgg loolu duñ ko mën a rafet loolu mooy li jiitu ndax prix wu mburu nekkul loo xam da ngay taxaw ci rajo rek naan dañuy yokk mburu c'est pas comme ça mburu prix bi dafa am nu mu tëddee su fekkee dafa waroon a yokki dafa am fu muy jaar mais tey kenn xalaatul sax wax yokk mburu alors réglementation bi ñun ñoo ko toggandoo ensemble biñ ko toggee ñu war ko mettre en application loolu bi mu war a amit kenn ku nekk dafa am cër boo xam danga ko ci war a jouer bi ñu dakkalee jaay mburu ci boutique yi li am mooy nit ñi dañu jël seen mburu di ko jox ay nit ñu koy joxe par ay saaku li amit mooy nit jël ay kiosque di ko implanté ci seen kanamu boulangerie loolu pour dakkal ko ñun ñu ngi ciy liggéey ndax pour nga tëj tey mu tuddati kiosque wala nga tëj tey boulangerie dafa am fu mu war a jaar loolu ñu ngi si comité bi ñu doon installé sax mais dañuy mburu pour mu dem si foo xam ne dañ ko fay jaay te waruñu ko fa jaay ki ko fay yóbbu mooy boulanger bi kon suñu bëggee réglementation bi dox boulanger bi am nañ ci cër bu am solo boo xam ni état dafay ñëw mottali ko kon kenn ku ci nekk na jouer rôle bi nga xam moom la ñu war a jouer loolu mooy tax secteur bi ba rentabilité boobu ñu ciy xaar ñoom ñu mën ko ci am. feneen fu ñu nemmi ko ak yokk moo di ci njëgu soble si soble local bi gis nañu ci ak yokk li koy firndeel moo di reportage boobu Saliou Sow def na ko ci marché yi tey ji ci suba gi gis na ne daal ñu demoon ngir di jëndi soble nañu ko bëggee woon amewuñu ko lañ doon seen tut fekkuñu ko fa reportage. marché Sam suba tey gi wax ji benn la ñoom ñu ñëw ndugg si. soble cher la kay. robe bu bëri ay couleur la sol pañe ndugg boobu bleu la mu teg ko ci wetu lëjum yi ndey comprendrewul ba léegi lan moo tax ñu xëy rek yokkee nii njëgu soble ji. kilo soble 600 lay jar. 600 500. 600 lay jar. Ami Gueye moo tàbbal kàddoom noonu moom ba mu déggee ñuy waxtaan ci loola la mënta la téye ci boppam nee na soble bi nga xamante ni ci réew mi fii lañ ko bayee njëg li jéggi na dayoo. yokk na bu baax sax. ñaata nga mën a jëndee kilo soble. 300 400 350 ba 400 450 léegi nag mi ngi 600 waaw ba 550. yokku njëgu soble bi li ko waral du leneen lu dul ne marchandise bi moo tàmbali di manqué jamono ji. bëriwul ci marché bi de wax dëgg yàlla. moom commerçant la ñu ngi ko fekk mu taxaw ci buntu magasinam yore benn bloc-notes ak bic di bind moom mu ngi jéem a expliquer lan moo tax dëgg-dëgg mbir mi tëddee nii. saako 25 kilos bi. mi ngi jaar 10 000 10 500. ngeen jaay ko moo ngi jaay am si ñaata. 250 500. du soble kepp pomme de terre ak yeneen xeetu ñam yi nga xamante ne gars ñu ngi koy jëfandikoo guddi yi yëpp la seen njëkk yokku. lépp a yokk. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futurs Médias. Salif ci moom mi leen mbir directeur général agence régulation des marchés indi leeral jëm ci li indi yokk gi ci njëgu soble si waaye te njëgu pomme de terre gi sàkku ne ci ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi ñu góorgóorlu ba wàccoo njëg gi ñu santaane di ko jaayee loolee bañ cee yokk dara Amadou Abdoul li lay wuyoo ñu déglu ko ci jokko mag bi Adja Binte Diallo. ci nawet bi lañu nekk soo seetee mois de janvier ba léegi jéggaan nañu soble pomme de terre ak carotte mais début campagne bi soo seetee lu ñu béy ci lu ñu góob ci janvier février dañu ko jiw depuis octobre or octobre sorewuñu nawet soo suuf si soo gasee tuuti rek
da ngay am ndox. am na ay certains producteurs dañuy dem ci seen tool yi def gas ay séyaan di arroser seen tool mais nawet bi su fekkee nag sur nañu nawet bi ñu nekk ci tàngaay ndox bu nekkoon ci suuf bi day gën a wàcc dañuy dem ba def ay teen ba def ay forage ba dem ci robinet donc ndox bu nga xam ne moom moo gën a nekk dépense ci producteurs yi ngam béy soble day gën a cher soble nawet bi nag suy ñëw ci période bi lay ñëw moo gën a cher soble bu ñëwoon ci janvier ak février moo tax prix yi dafa am changement ci pomme de terre bi bu ñu ko góobee ci janvier dafa amoon sur-offre presque lu ñu doon consommer ci 8 mois yëpp la ñu récolter en même temps léegi nag ñu ñaan producteurs yu mag yi yu am seen chambre froide nañu bàyyi producteurs yu ndaw yi jaay ñoom ñu def ko ci seen chambre froide mais prix bi nag du nekk la même chose. c'est Amadou Abdoul Sy directeur général bu agence de régulation des marchés moo doon andi yooyu la leeral UNACOIS yeesal fas yéene kon xeex dem ba jeex ngir loi bi jëm ci tere fi plastique organisation boobee dajalay jaaykat di xam le ne dàquñu benn yoon organiser fii bés boo xamante ne ji dara du yëngu mu di journée ville morte sàkku nañu ci njiitu réew mi Macky Sall mu jibal ci ay pexe kàddu la yu bàyyeekoo ci Cheikh Cissé président UNACOIS yeesal mi ngi ko yëkkati tey ji ci rajo Futur Média moo ne woon kon gànnu RFM matin rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du 1 heure fegg na fukki minute ak juróom. ak RFM kumpa jeex na. coronavirus gi ak tolluwaay gi diwaanu Kaffrine am tey ji wala boog ñu déggal ko tey ji nit ku fa ñàkk bakkanam ku njëkk ci jàngoro ji Mamadou Omar Ndiaye ca Kaffrine. ba mbas mi tàmbalee ba léegi ba tersi ci diwaanu Kaffrine mi ngi doog a am kenn ko xam ne fi la dëkk ñàkk bakkanam mu di ab góor bu ay atam leer ak juróom-benn fukk gannaaw bi mu nekkee ci këram ñu doon sàmm wér-gu-yaramam foofu la ñàkkee bakkanam fi mu toll ni nag fii ci Kaffrine fukk ak ñeenti malade yi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci hôpital bu Kaffrine bi ñu doon traité malade yi fukk wér nañ ci ba delluwaat seeni kër ñi ca des nag ñu ngi sàmm seen wàllu wér-gu-yaram ci loolu sax moo waral kilifa yi ngànk wàllu mbas mi ci diwaanu Kaffrine di sàkku ci askan wi ñu sàmmanteeg solo masque bi moo tax sax jamono ji police bi nga xam ne commissaire Balde moo ko jiite fii ci diwaanu Kaffrine di wàcc ci terrain bi bis bu ne ngir saytu wàllu wu ni mel Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye jaajëf leneen ci wàllu xibaar bokk na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am recteur bu yees naka démb professeur Amadou Ali Mbaye moom moo fa wuutu professeur Ibrahima Thioub mi nga xamante ne ji kon dafa nekk kon retraite lu aju ci moom professeur Ibrahima Thioub moomee tey jii bi Mohamed Ali Bouba jokkoo ak moom jëm ci waxtaan ak moom ci na muy demee ka ko fa war a wuutu xam le ne daal mbégte la amee ko ci ki ko fi wuutu waaye amee ko ci liggéey ba mu fa def ak fa mu tolloon ca liggéey ba ñu teewlu kàddu yu professeur Ibrahima Thioub. li ma nekkoon sama mébét moo doon ñu fexe ba at mi di dox normalement bu école waree tijji bu école waree tëj ñuy étudiants yi di jàng ñu gën a am ay résultats yu baax ci examen yi gën a avancé ci enseignants yi bu ñu demee CAMES am plus d'agrégés am plus de professeurs loolu liggéey nañ ci wàllu communication également ci wàllu luy def jàmm ci université bi ndax université bi mbooloo mu takku la macha allah ëpp nañ téeméeri junni nit maanaam ñun ñoo tolloo population ak Tambacounda te ñun amuñu commissariat de police amuñu gendarmerie donc waxtaan rek moom ñu ci mën a génne université bi fi ma koy bàyyi xëy na lépp matalewul waaye nag am naa ci yaakaar bu baax a baax am na ay ndaw yuy jóg ñoo xam ne ñu takku lañu ñu farlu lañu buñ leen jàppalee mag ñi jàppale leen nguur gi jàppale leen université Dakar dina gën a jëm kanam ki nga xam ne kii itam moom lay jox lenge yi xëy na maa ngi moom bokkuñu faculté waaye ci li nga xam ne li ci lay gëstu daal li ma ci gis mooy ku ñu xam la ci àddina bi te ràññee nañ ko ci wàllu économie. moom professeur Amadou Ali Mbaye moomee di léegi recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ana ñi mu jaboote lu ñuy xaar ci moom Mohamed Ali Mouba. coordonnateur SAES syndicat jàngalekat yi nekk ci supérieur bi campus Dakar Abdoulaye Dian buggul bousculer nouveau recteur bi ak ay revendications mi ngi koy dalal jàmm may ko mu installé wu. ñu ngi koy dalal jàmm ak salaam di am yaakaar ni peut-être que su ñëwee
dina mën a vraiment régler problème yi nga xam ne ba yëpp am na ko. waaye nag chantier yi xam nañ leen daanaka versement heures supplémentaires yi avancement ak alignement enseignant yoo xamante ni daanaka dañoo yokk grade naka noonu itam problème orientation nouveau bachelier yi moo tax kon chantier yi bëri na te Abdoulaye Dieng mi ngi engagé kii directeur bi mu def ay réformes yu bëri ci wàllu woowulee. ki fi nekkoon vraiment mi ngi doon liggéey ak ñun vraiment def tout pour que ñuy défendre mooy intérêt matériel et moraux collègues yi ñu waroon a tout pour satisfaire ko léegi li nga xam ne nag mooy plateforme revendicative syndicat boo gis am na ko ñu amoon nañ ko. pour le moment dama koy garder pour man de temps que mu ñëw bañ dalal ko ak jàmm ak salaam. ci côté étudiants yi préoccupation yi itam am na waaye kii di Cheikh Maba Diop nekk deuxième année département physique nekk itam secrétaire général amical faculté des sciences et techniques yu université Cheikh Anta Diop Dakar mu ne revendication d'ordre pédagogique foog nouveau recteur bi bàyyi ci xel. mooy ci biir cycle ministère am na notion innovation boobu nag recherche moom moo ko undu te loolu noonu dañoo gis ni au niveau des universités yaa am na professeurs yoo xam dañuy en place ce qu'on appelle des masters pro des licences pro payants yi nga xamante ne si étudiants yi ñu fay dem di fay ay 800 000 ay 700 000 ay 150 000 par fin du mois te loolu noonu du yoon te professeurs yooyu noonu dañuy utiliser espace université di utiliser ay salles di utiliser énergie di utiliser courant université bi te étudiants ñooy dem en contrepartie di fay ci master yooyu noonu loolu nag dafa nekk aspect bi nga xamante ne surtout dañ cee war a waxtaan ak recteur et que mu déglu les représentants des étudiants. nu manta mel kii di professeur Alain Mbaye nekk nouveau recteur université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu ngi koy xaar te am na ñaari weer ngir xool dossier yi gëstu ci balaa ñuy reprendaat njàng mi ci université ci septembre. moom recteur bu yees bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar boobu di professeur Amadou Ali Mbaye ku ko xam dëgg di ki nga xamante ne ji moo di professeur Moustapha Kassé def na ci moom i témoignage li mu xam ci moom ak lenn ca fa mu jaar ak moom ñu déglu ko ci jokkam ak Mohamed Ali Mouba. maa ngi moom ñu ngi ànd bi mu nekkee ci université classe yi gën a tuuti. ba ni ma nekkee doyen ñu ànd ko mu def doctorat def agrégation def professorat lépp ci sama teewaay la. ñetti yëf nag mën naa ko cee wax. bi nga xam ni moo njëkk li nga xam ni moo njëkk gën ci am solo. mooy gëstukat bu wér la. li mu bind ci ay téere bari na. te itam xam na université ndax loolu rek la def. ku mën a sàkku xam-xam mais ku mën a joxe itam xam-xam ku mën a gëstu nit ku bàyyi la mission la maanaam soo seetee nekk nii borom xam-xam yi nekk ci région sous région bi ak doyen yi ak ñoom ñëpp ku ci nekk xam na la ndax duggante na ak ñoom ci fànn yu bari ñetteel bi am na la nga xam ni vraiment il faut ñu man ci sama bopp sama mbirum bopp la ma félicité Macky Sall pour li nga xam ni def na ko te morom ñi ko jiitu ñëpp kenn ñëw yoon a def man depuis 1982 daa nekk professeur titulaire 82 recteur yi fi topp yëpp ku mooy Souleymane Niang ñoom ñëpp maa leen gën a gradé waaye nag taxul ma mere ci kenn itam xëj na dafa nekk ni rek am na yeneen choix politique moom choix politique la tudd ndax économiste yi mosu ñoo am responsabilité ci université bi suñu demee tey ba nit nga xam ni moo ko jiit moom lañ ko dénk te mu mat ko sëkk nag man ñun ñëpp dañ cee war a bég. RFM bitim réew. dellu dalalaat Georges Déthié Diop Alaaji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ay ci dañu koy door rek Malek la fa xew am na juróomi njiiti réew yu bànqaasoo ci CEDEAO yoo xam ne ña nga ca Bamako jamono ji ngir wut lu saafara fitna jafa ñu bari jàppee ko nag sànni tàccu ga. Alassane Ouattara la bu Côte d'Ivoire, Macky Sall bu Sénégal, Mouhamadou Issoufou bu Niger, Nana Akufo-Addo bu Ghana ak Buhari di njiitu réewu Nigeria egg nañ tey ci suba ca Mali ca l'aéroport bu Bamako ñenn ñi sax IBK moo leen dalal biñ ca noppee lañu dem nag foofu di seeni makkaan ca hôtel Sheraton la ñu njëkk a def moo di waxtaan ak médiateur bu CEDEAO waxtaan ak njiitu réew yooyee diggante 13h ak 14h nag waxtaan lay doon jamono ji sax war na door diggante njiitu réew yooyee ak njiitu réew Mali Ibrahima Bouba Keïta buñ ca noppee dalal ñii di waa M5 ak Imam Dicko 15h bu jotee lay doon comité synthèse ak communiqué final bi nag
ñu ngi koy xaarandi boorug 16h délégation yi fas yéene fa jóge foofu ca Bamako laata 18h waaye ci xibaar yi nga xamante ne am nañ ko waa Bamako wala bokk waa Mali ni ñu jàppee boobee médiation ku ci ne daal da nga am sa xalaat ñenn ñi yaakaar ne xëy na du jur dara ndax ñoom du ñu ne Ibrahima Boubacar Keïta mi nga xamante ne njiitu réew la ni ñoom mu bàyyi bopp réew ga Mali dem feneen ñenn ñi itam jàpp na xëy na mën nañ caa jëlee dara jàmm delluwaat foofu ca Mali ndax loolee tax juróomi njiitu réew yooyu bokk ci CEDEAO jóg ca Mali ba léegi la ñuy desandi ñaari militaire la ñu attaqué ñu jëlee ci ay gaañu am ay dégâts matériels yu bëri cong googee nag mu ngi amee ca poste mixte de contrôle bu Sienso ca région bu Ségou ñi def attaque boogee ay nit la ñu yor yi gànnaay te kenn xamu leen kenn ci ñoom sax dafa gaañu woon waaye ñi àndoon ak moom mujjee ko yóbbu ci woto évacué ko bi ñuy soxante ay bal ak ñi nga xamante ne ñoo di takki der ya ñu dem fële ca Nigeria am na fa juróomi liggéeykat yoo xam ne ci dimbali doomu aadama maanaam ay humanitaire ca lañ doon liggéey dañ leen enlevé woon weer wee ñu génn far nañu faatu te dañ leen rey loolee la action contre la faim ak International Rescue Committee agence communautaire agence humanitaire yooyu loolu dëggal nañ ko ne seeni liggéeykat yooyee bokkoon nañ ci nit ñi nga xamante ne dañ leen faat ay bande armée def lu ñu mel ca nooru ba Nigeria. ñu dem Côte d'Ivoire ku newoon ni jamono ancien ministre jege lool Alassane Dramane Ouattara mooy candidat ci élection présidentielle yi foofu. ministère des affaires étrangères ba woon la Marcel Amontano démb la xamle ne nag dana bokk ci élection présidentielle bu octobre bi ñu dëgmal candidat la ca waaye waxul ban mouvement politique la cay àndal léegi nag candidature boobee ñu jàppee ko ab candidature bi nga xamante ne dafa beddeeku bokkoon ci parti au pouvoir te loolee nag njortoon nañ ko gannaaw bi mu démissionné ca gouvernement bi moom Marcel Amontano muy démissionné nag ca gouvernement bi ci weeru mars. ba Canada ministre des finances ba foofee mi ngi remboursé ay koppar yoo xamante ne ji ab organisation caritative la ñu koy jox. Justin Trudeau ak njabootam ak itam ministre ba dañ leen tudd ci ab scandale financier kuréel googee organisation caritative boobee tudd UNIS moom daal dafa joxoon maanaam daal ay koppar wala yu ni mel ay kilifa yi nekk ci boppu réew mi loolu nag indi woon coow lu bëri ci classe politique ba foofu ca Canada. Mamadou Aïssa Ndiaye. kenn ku nekk ti lañ bat nan la askan wi ak premier ministre Canada di gérer seen koom moom kii di monsieur Morneau ñu gën ko xam di ministre bi yor wàllu koom fii ci Canada am na baaraamu tuuma buñ ko teg gannaaw moom ak premier ministre am bokk na ci organisation bu ñuy tuddee UNIS muy jàppale ñeen ñi xam ne dañoo amul doole ñu wax ne daal dañ faa jëlee xaalis boo xam ne bii may na leen ñu tukki ci ñoom ak seen ak njaboot te loolu yoon da koy tere fii ci Canada loolu tax nag ne ministre bi ñu dénk wàllu finance moom delloo na démb lu tolloog $20 millions ak genn wàll ci xaalis boo xam ne mi ngi toll ci $41,000 canadiens loolu nag ministre bi mi ngi ko wax ne daal mi ngi tuub di jéggalu ndaxte jàppatoon ne wax ji dana mën a yegg si fii mu yegg si moom premier ministre bi nag Justin Trudeau moom tamit joxoon nañ ko baaraamu tuuma ne am na ci loo xam ne ni njabootam daf ko amoon ci organisation boobu moo di UNIS ba yóbbuwoon leen fa sax fu mel ni Kenya ak yenn ndaje yoo xam ne yi ñoom dañ leen ci jox ay ndàmpaay te loolu da koy tere fii ci Canada loolu nag mu jur coow lu rëy fii ci dëkk bi ba kenn ku nekk mi ngi joxoñ ne gouvernement bi dañoo war a tekki seen ndomboy tànk ki doon jokkoo ak yéen fii ci Canada di Mamadou Aïssa Ndiaye ngir rajo Futurs Médias. dellu jiwaat fii ci Sénégal. ayca boo ñëwee Sénégal lu fi xew. ñun kay dañ lay bàyyi loxo yi rek. ayca kon jërëjëf Diop maa ngi lay gërëm bu baax a baax. RFM Sport. ay xibaar ñeer wàllu tàggat yaram Soda Thiam bisimilah. ñu doore ko ca Angleterre ak Liverpool bu Sadio Mané bi nga xamante ni démb nag daal dinay ndax kàpp saison woom à domicile ak ndam gannaaw ba mu daanee Chelsea juróomi bal ci ñett ci noone nag ci la Liverpool daal di amee fukk ak juróom-ñetti ndamam ci fukk ak juróom-ñeenti match yi nga xamante ni jogante na ko ci biir terrain wam ci saison atum 2019-2020 ci noone nag tamit Chelsea gannaaw ba mu ñàkkee nag moom fi mu nekk nii wóoragul mu daal di bokk ci Ligue des champions saison prochaine gannaaw ba mu ñàkkee nag ci kanamu Liverpool l'entraîneur bu Chelsea di Frank Lampard moom nag amul dara loo xamante ni dina ko wax joueur mi lu dul di leen jaajëfal gannaaw ndamu ko Liverpool nag ñoom niki démb daal dinañu yëkkati seen trophée naam ci biir stade bi kenn nekku fa woon waaye ci biti nag supporters yi ñi ngi leen fa doom xaar ngir daal di tertu titre boobee nga xamante ni yàggoon na ñu ko doom xaar gannaaw match nul bi mu def démb ci digganteem ak West Ham
itam Manchester United léegi nag ma nga ca ñetteelu place su classement bi daal di jiitu Chelsea waaye nag ñoom ñaar ñoo tolloo poñ ne ku ci nekk am nga juróom-benn fukk ak ñett kon nag ci loolee ñuy wax waa Manchester United ñu bañ a faqastalu lu ñeel bëccëg bu mujj bi di méngoo ko fanweer ak juróom-ñetteelu bëccëg bi seen diggante ak Leicester lay doon Leicester mi nga xamante ni moom it noppi na moom it ngir wut place gu koy may mu dem ci Ligue des Champions saison prochaine. ci Italie daañu ndax kàpp niki tey ji fanweer ak juróomeelu bëccëg bi Udinese nag di dalal Juventus de Turin mi nga xam ne moo nekk ca bopp classement bi beneen jongante bi di war a dox ci diggante Lazio Rome ak Cagliari niki démb Inter Milan gannaaw bu mu témboowee ak Fiorentina nag moom daal dinay may chance Juventus ngir mu mën a nekk champion bu Serie A bi niki tey jii bu fekkee am na ndam ci kaw Udinese waaye nag nañu def ndànk ci ka nga xam ne moo topp ci ginnaawam di Atalanta Bergame jamono ji moom mi ngi ci ñaareelu place bi te juróom benn poñ képp la ko Juventus daal di rawee Parme nag moom niki démb daal dina dakkal série juróom-ñaari jongante yi nga xamante ni amal na ko te amu ci woon ndam gannaaw ba mu daanee Naples bu Kalidou Koulibaly ñaari bal ci benn ci wàllum classement bi nag Parme fexe na ba yéeg ci fukkeelu place bi Naples moom ma nga ca juróom-ñaareelu place bi ca Espagne conseil supérieur des sports démb nag daal di nay ŋàññi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Liga bi waaye naka noonu itam club deuxième division bi di Fuenlabrada la ko waral nag moom moo dañu gis ni ñoom respecté wuñu li nga xamante ni moom moo di protocole sanitaire ñeel mbas mi di coronavirus waaye itam dañoo daal di amal ab voyage ca Corogne ak ay cas positif ñu jeexalee wàllum basketball ak match de préparation yi nga xamante ni nag tàmbali nañ ko ngir waajal NBA bi nga xamante ni dina tàmbaliwaat fanweeri fan ci weeru sulet gi ñu nekk li ki démb nag Los Angeles Clippers daal di nay daanu Orlando Magic 99 ci 90 Denver Nuggets daal di daanu Washington Wizards 89 ci 82 Orlando Pelicans moom it daal di daan Brooklyn Nets 99 ci 68 Miami Heat moom it gagné ci di Sacramento Kings 104 ci 98 jongante wàccaay yooyee nag dañ ko wéyal niki tey jii ci alxames gi ak San Antonio bi nga xamante ni dina dalal Milwaukee Bucks mi nekk ci boppu classement wu conférence est bi Portland Trail Blazers moom it dina am Indiana Pacers Dallas Mavericks di am Los Angeles Lakers mi nga xamante ni moom moo nekk ca boppu classement conférence bu ouest bi Phoenix moom tamit dina am Utah Jazz. jaajëf Soda Thiam ci xibaar yooyee Koro News ñu ànd ci ak Nafissatou Sila. lu ëpp ju nekk ñaari téeméeri nit ñu ñàkk seen bakken la ñu enregistré ci alxames ji lay foofe ca Brésil mu mel ni nag lim bi day wéy di yokk ba tey mu toll nag ci tey jile ci lu ëpp 67000 fii ñu toll ni nag Brésil wàññi na lu ëpp 2 millions cas ñi faatu nag toll nañ ci lu ëpp 82000 muy lim ba gouvernement bi daal di joxe ci Amérique tamit lim baa ngi wéy di yokku ndax tey jile rek recensé nañu juróom benn fukki junni cas yu bees ci benn fan dong États-Unis nag neskis rek mu daal di romb 4 millions cas yu ñu confirmé tey jile nag lu ëpp junni nit faatu nañu yóbbu bilan bi ba lu ëpp téeméeri ju nekk lu topp ci ay nit ñu ñàkk seen bakken ndax Covid-19 Californie Texas Floride ak état bu New York mooy ñeenti gox yi nga xamante ne ñoom la jàngoro ji gën a sonal ca Mexique wala sax ca Pérou limba nag ma ngay wéy di dem fu ci mel ni Mexique nag moom romb nañu France Italie ak sax Espagne ci wàllu ñi ñàkk seen bakken ndax tey jile ak 40 junni ak lu topp ki nit yu faatu réew ma doon na tey jile ñeenteelu réew ci àdduna bi ñu ëpp lu am ñu faatu ci Europe France nag moom ci bilan bu mu jëm juróom-ñaari nit dong la nemmeeku ñu ñàkk seen bakken Italie moom mu nemmeeku ab yokkute tuuti rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy amee jàngoro ji waaye nag ñi mu faatule ci bésub démb bi ci juróom-ñeenti la ñu toll Espagne nag moom a ñaari nit dong la faatule waaye nag lim bi nga xamante ne nit ñaa ngi koy amee ak jàngoro ji di coronavirus mi ngay yokku ndax mi ngi ci junneek ñetti téeméer ak juróom fukki ak juróom-ñaar contamination yu bees Royaume-Uni moom ci boppam juróomi téeméer ak juróom benn fukki nit ñu amee jàngoro ji la daal di enregistré juróom-ñaar fukki ki juróom-ñeenti nit daal ci faatu waaye réew ma nag mi ngi toll ci ay essais cliniques ngir génnee benn traitement boo xamante ne dana néewal loolu coono yi ñi amee jàngoro ji di dund ca Inde bilan bi tamit mi ngay wéy di yokku ndax lim bi toll na ci 30 000 morts Japon nag moom ak Corée du Sud ñoom démb rek ku ci nekk benn nit nga faatule ci jàngoro ji waaye bilan
bilan bu mujj bi nag mi ngi wax ni ñu ngi enregistré ay cas yu bees Égypte Algérie ñoom ñi ngi enregistré itamit ay cas yu bees Maroc moom tàmbali na naam vol domestique yi waaye lu soxal ubbi ay frontière am da ko puusandi ba ay jëmmi jamono. République démocratique bu Congo nag foofee état d'urgence sanitaire bi nag moom yamale nañ ko fa ba tax na doomu réew yi ñëpp ngi wër di wutali café yeeg baar yi ba fi ñu toll nii nag réew maa ngi enregistré juróom-ñetti ju nekk juróomi téeméeri cas te li ci ëpp nag ñi ngi concentré wu ci capitale bi di Kinshasa. Afrique du Sud moom mbas maa ngi fay wëy fukki ju nekk ñett ak lu topp lañu am ci contamination yu bees démb nag juróomi téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci faatu bilan total bi nag ñi faatoo gum ba léegi ci jàngoro ji foofee ci Afrique du Sud ñu ngi toll ci juróom benn junni. Nafissatou Sylla jaajëf reportage tabaski dañuy wutali diwaanu Bambey xooli tailleur ya foofe li leen gën a sonal jamono ji bokk na ci dog-dogi courant yi tax na seenub liggéey lu ca bari di amuk cooxe ñu bëgg na ku leen ci wutali saafara Babacar Diouf. dog-dogu courant yi tàmbaliwaat na ci diwaanu Njaareem ci waajtaayu tabaski bii ñu nekk tailleur yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bi de fu mu nekk nii jafe-jafe la ñu am pour def li nga xamante ni moo di liggéeyu ñaw bi ñu leen sant ci tabaski ji Badou Badiane. xanaa metti rek parce que bon parfois coupure yi par 5 minutes courant coupé après doo comprendre ci période bi nga xamante ni peut-être liggéey bi xaw na bari clients yi di xaar seen i ñaw donc ñuy coupé courant bi daal suñu mënoon dimbale dina baax trop bu fekkee ba tabaski bi passé coupé da ngay toog lu yàgg même guddi bi doo mën a liggéey sax donc ndax coupure courant métti. boo defee benn tour ci marché bu Bambey da ngay gis ne tailleur yi liggéeyuñu wante tamit seen matériel yi dafay yomb di yàqu ndax courant bi dem di ñëw. tabaski bi nga xamante ni ci liggéeyam ci lañ gën a sonn parce que démb si guddi rek am na sama benn xarit bi ma woo coupure courant yi moo lakk matériel am si guddi gi ay 2 heures du matin ba instant bi fii may waxee ni benn jakarta la mu jullee jox ko 30 000 pour mu jëndal ko benn moteur njaareem métti na waaye amuñu fuñ ko jooyee te mënuñu ci dara bu ñu si jàppale woon nag wax dëgg fa yàlla ñu jël. ñenn ñi sax fi mu nekk nii fer à repasser yi laalatuñu ko li ñuy jël mooy këriñ pour mën cee tàngal li nga xamante ni mooy yëre yi ñu defar. coupure courant bi day gis nga moom nekk na loo xam ne carrément wax dëgg yàlla métti na trop ay feeru courant la yor sax mais dañuy mujj di obligé te di boyal feeru këriñ yi quoi nga xam mooy franchement loolu wax dëgg yàlla arrangé wuñ suñu liggéey quoi. loolu nag teewul tailleur yi comme sénégalais yi yëpp sax ñu ngi fay courant bu seer fi nga xamante ni moo di diwaan bi Diourbel RFM Babacar Diouf. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ngan gu yàqu gunge bu sori taxu koo jekk nit ñi nekk ci suuf sàlloo jag-jagi Macky Sall ci wàllu politique ci ñoom la l'Observateur xëy laboratoire politique bu Macky Sall la ko tuddee ña ca nekk di defloo ak dindiloo Macky Sall l'Observateur nee nañu ràññee nañu ci ministre intérieur ba woon di Mbaye Ndiaye ràññee ci Abdourahmane Ndiaye Abdou Mbow Aminata Touré ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ca immeuble Tamaro ba ca Ndakaaru fa la ñuy jëlee dogalee xalaat yi di ko yóbbul Macky Sall ca palais ba le témoigné nañu Macky Sall lu ko waay di dimbali jamono ji rek na ca gaaw ndax mbir yi tar na torop ci moom ñool yi mu di kiris yi ñoo ngi ne jasar ci kawam daar ko sëkkatal ko wër ko ba mel ne géej mbambulaan ci moom coronavirus baa ngi fi demul fabuwul randuwul coowal suuf di jollee fu nekk ci réew mi gaa yi ànd ak moom it bés bu yàlla sàkk ñu dégg leen ci raaje génn wu rëy président de la république dem ba mel ne ku yëfi ëppi loxo bu ko ëppati loxo yi te sud nee nañu dutee ñëpp gis nañu ne mandat juróomi atam bi mu nekk mitti na lool te tar ci moom ne keroog ba ñu ko falaate ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 ci premier tour bu présidentiel ba ak 58,27% boobee ba léegi noppaluwul deuxième wala dernier mandat la suddi nañu ak bu mu ci mën di doon daal du mandat bu sedd ci moom réew maa ngi ci crise ndax Covid-19 bi lëmbee àdduna mu boole ko ki scandale mal gouvernance yu fi feeñ bés bu nekk loolee doyul gaay mi ci parti bi di APR dëkkee sàgganu akuk càggante ba seenub der di yàqoon nu nekk ndaxuk fant sirookuk tibbantey tànk gu ñu nekkee l'info nañu maa ngi seeti pexe ci koom-koomu réew mi moom jiit réew mi ne ci ndajem conseil des ministres bi woon démb sàkku na ci ay ministre am ñu baral seeni jéego ngir suqali koom-koomu réew mi mu di plan de relance économique leneen lu mu sant ay ministre am te sante leen ko ci ndajem conseil des ministres bi woon démb soleil national nee nañu moo di li mu ne gouvernement bi na fexe te góorgóorlu ba tabaski gi ñu jëm xar doy ci réew mi borom kër bu ci nekk am gàtt bu mu mën a tabaskee xar meeg li koy togg mu di denrée de première nécessité yi ñu fexe ba mu doy ci réew mi ba ku ci nekk mën caa jote coronavirus beeg ni mu mel ci réew mi soleil national nee nañu président national sàkku na ci ñi séq xeex bi ñu gën a taxaw ci wàllu sensibilisation bi Le Quotidien nañu li yàq léppi réew mi nag moo di coronavirus bi ni mu sëkkatalee secteur informel bi dafa dem sax ba jéggi dayoo nepp enquête boo xam ne kuréel gi di laboratoire
l'observatoire sénégalais des migrations def na ko ci diggante ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai 2020 feeñal na ne li coronavirus bi yàq ci secteur informel bi ci diggante Ndakaaru Ndar ak Kees ëpp na lu ëpp tuuru waxi suuf yu tuuru fan yi ci réew mi journal Source A ci la xëy ak entreprise yi fekk bax bitim réew te aakimu suufu Sénégal ndax seeni milliards yu ñu yoddi ko fi xëpp bokk na ci compagnie sucrière sénégalaise mi ngar dajjoo ci suufu réew mi lu mu néew fukki junni hectare ak ñaar 2010 ci jamonoy Abdoulaye Wade daggal nañu ci réew mi chinois yu Datong Trading Entreprise juróom-benn fukki junni hectares yi suuf ngir ñu mën faa bay sésame compagnie agricole bu Saint-Louis yéenekaay bi nee nañu mi ngi toog ci 5300 hectares yi suuf Source A yamu ca ne ci page 5am jukki na fa privé yi aakimoo lu bari ci suufu réew mi Les Échos nañu coowal suuf li am ca commune bu Sindia ndeke romb na li ñuy wax ca Ndengaleer ne ca forêt classée bu Sindia jël nañu fa 556 hectares yi suuf ne dañu koy def ay logements sociaux mujj gi ci lotissé ko dagg ko defi pàkk di ko jaay ci la ñu mujj ca Kignanbour 1 dagg nañu fa 90 hectares yi suuf jox ko Maysa Ngom 70 hectares yi suuf ñu jox ko Idi Thiam am nay téeméeri hectares yi suuf ak fukk yoo xam ne benn ab espagnol la ñu ko jox ca Kignanbour 2 ñu dagg fa 207 hectares yi suuf jox ko Charles Haddad Les Échos nañu ngër-ngër ak ngàppaaral gi gaa ñi nekkee ci suufas réew mi moo waral ngay dem ci gox fekk fa ay conseillers yor xaalis bu dul jeex te goro ñu yattuñu amuñu palto amuñu place ñi ñu placé woon garde à vue ci coowal fital ak bali fital yi police tegoon loxo ca Touba L'Observateur nañu démbit ca police bu guy mbind fa la ñu fanaan yóbbu woon nañ leen tribunal waaye retour de parquet lañu leen def libération nañu ñaar la mu di Saliou Thiam ak ki ñu ne moo di complice am di benn waay bu tudd Cheikh Lo journal libération nañu ba ñu leen di enquête wax nañu ci enquête ba lool ku ko dégg yéemu ci àdduna fukki pistolet automatique ak juróom-ñett ñaar fukki fétali tëgg ak benn 634 cartouches pistolet automatique 53 cartouches fusil anti-émeute ak 98 munitions de guerre moom la waa police fekk ci atelier bu Saliou Thiam yéene kaay bi nañu muy Saliou Thiam di Cheikh Lo ku ci nekk ci ñoom wax nga waa police fa nga doon jële fétali yàq bali fitali ya La Tribune ak Vox Populi xëy ñoom di ñu wax ci seen xët yu njëkk musiba mbaba kumba mi am démb ca Yoff Vox Populi nañu benn ab camion bu amutoon ni frein moo def accident ca Yoff ba faat fa ñetti doomu yaadama kenn ki ab marchand ambulant la ñaar ña ca des ñaari xale lañ yoo xam ne kenn ki ñetti at la am ka ca des juróom-ñaari at La Tribune nañu ñoom ñaari xale yooye ñoo bokk benn famille. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg yi yegg nañu ci gis-gis la li ñu ciy waxtaane tey ji moo di xalaat ban ngeen am ci yéeneen njiitu réew mi Macky Sall mu di lan ci structure yu état bu Sénégal ñu boole leen def leen muy benn bañ di ko tasaare yokk nag seen doole ak seen jëmuwaay rationalisation googee nga xam ne wax na ko bu jibal ko sax démb ci ndajem conseil des ministres gis-gis ban ngeen ci amee moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ceeg ñaari gan bokk na ci Pathé Ndiaye maa ngi lay nuyu. Pathé Ndiaye expert en management doonooni jamono directeur bu bureau organisation et méthode ñu ngi koy xaar ci waxtaan wi weneen wàll wi ñu war ci ànd ak El Hadji Mansour Samb économiste la di chercheur maanaam gëstukat El Hadji Mansour maa ngi lay nuyu. waaw Mouhamed Ndiaye maa ngi lay sant di la fay maa ngi lay fay. njiitu réew mi Macky Sall yéene moo di rationaliser yenn structure état yi lu ci mel ne yi nga xam ne ay bànqaas la ñu fay teg ngir ñuy wutal ndaw ñi yii di taxaw ndaw ñi ñii di taxaw jigéen ñi bari na ay bànqaas yu ñuy dégg moom mu am yéene da koy def benn ndax jàpp nga ne dana mën a nekk ndax bu nekkee jàpp nga ne efficacité bi dina doon benn. waaw xam nga Mouhamed xam nga rationalisation des agences de l'État. demande sociale la woon en 2008 bi ñuy fal Macky Sall. donc dafa am njëriñ parce que xam nga ne dëkk budget lay doxe te pour dëkk bi mën a jaar yoon il faut que budget bi efficace mooy il faut que budget bi waa dëkk bi si sentir seen bopp te bu ñuy wax budget ñaar moo tax ñu koy wax mooy li ñuy wax dépense courante ak dépense d'investissement dépense courante presque mooy dépense yi état di utiliser pour fonctionnement am te dafa am ñaar yu am njëriñ mooy dépense de fonctionnement ak li ñuy wax la masse salariale yooyu donc bu bëree day xaw a doy waar si doxal ñu dëkk parce que ñun dépense investissement mooy gën a am njëriñ que dépense de fonctionnement yooyu te boo xoolee dépense fonctionnement yooyu lii tax muy bëri mooy état bi muy fonctionner parce que ministère dafa bëri agence yi bëri mooy salaire yi muy fay day bëri parce que aussi ministère dafa bëri ministère day bëri agence day bëri loolu moo tax rationalisation dafa am njëriñ pour une efficacité de l'action gouvernementale parce que dëkk bu ndóol mel ni Sénégal agence yi war a bëri ministère di bëri bi ay plus de 34 ministères ak ay agence yoo xamante ne dafay bëri loolu day tax
sénégalais yi duñu mën a sentir dépense bi carrément parce que daf koy lekk lépp tey li ñu war a def mooy dañoo war a moderniser suñuy état bu ñuy moderniser mooy état boo xam ne day transformé wu à l'intérieur c'est-à-dire que lépp lu amul njariñ ñu mettre à côté lépp loo xamante ne askan dana si gis boppam ñu fësal ko mën si liggéey mais dafa am benn handicap boo xamante ne moo fi nekk parce que da nga xool ne Sénégal amoon nañu boom Sénégal am nañu administration bu efficace administration boo xamante ne dañu ko hérité depuis l'époque coloniale on avait la meilleure administration de ce pays mais le seul problème de ce pays c'est que ñun dañoo xamul suñu homme politique lu ñu bëgg parce que de temps en temps pour des questions politiques mooy andi ñuy créer ministère yenn yi mooy andi ñuy créer agence yenn yi parce que pourquoi parce que da nga nekk ci benn coalition boo xamante ne il faut satisfaire tout le monde il faut ñu bëri am seen quota ak yooyu te loolu àndula une administration efficace loolu àndula vraiment une gestion efficace de l'administration aujourd'hui Covid-19 bi ñu nekk nii Sénégal dafa soxla xaalis Sénégal instant yi profil endettement dañu kaa dégradé parce que dafa ne woon dëkk boo xamante ne dafa ne woon pays à risque de surendettement faible maintenant dafa nekk pays à risque de surendettement modéré ça dit que dafa dégradé wu carrément pourquoi parce que charge yi dafa bëri aujourd'hui fi mu nekk nii ñu ngi ci ay 60% d'endettement par rapport au PIB te même pour suñu plan de résilience bi leb nañu ay plus de 600 milliards maintenant dëkk mënul toll foofu ak Covid bi ba pare continuer di war a doxee ñeneen quoi am ay plus de 40 ministères am agence ak yooyu yëpp yooyu day nekk vraiment une gestion irresponsable par rapport à un pays sous-développé comme le Sénégal loolu moo tax aujourd'hui c'est une question qui est là il faut que ñu dem vers la rationalisation parce que mënoo fi nekk naan damaa sonn nañu annuler sama dette mbaa nañ ko suspendre alors que yaa ngi sa dëkk di liggéey di def loo xamante ne jaaru yoon di fekk yoo xamante ne jaaru yoon ak ay plus de 34 ministères ak ay plus de 34 agences loolu c'est pas responsable day tax FMI du la respecté day tax partenaire au développement yi war a fay yi war a lebal xaalis aussi duñu respecté. Très bien. Aujourd'hui le grand combat c'est l'annulation et pour qu'il y ait annulation il faut ñu commencer ko ñun suñu bopp. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax a baax El Hadji Mansour Samb ci xalaat boobee nga joxe ma dellu ci waxtaan wi ak geneen gan gi ñu doon seen tuddi Pathé Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw fay naa la monsieur. kàngam nga ci wàllu management newoon ni jamono directeur bu bureau organisation et méthode njiit réew mi Macky Sall am yéene rationaliser structure yu état bi ci ñi nga xamante ne xëy na seenu dégg-dégg daa mel ne sama bos moo di bànqaas yu bari yoo xam ne gis na ne buñ ko boolee def ko benn lu mën a nekk la ndax gis nga loolu bala ñuy sori. waaw sànq si tubaab vraiment wax ji dafa gàtt. jote ñu yàggal sax monsieur Niane jeex na. waaw waxtu yu moo ñu xojoon ñoo ngi ciy jéggalu bu baax ndax suñu sañoon bu ñu leen woowee ngeen bàyyi seen yitte. ngeen voilà ngeen wax li ngeen bëgg a wax. loo xam ne day gàtt ba nga xam ne ñoo ngi ciy jéggalu bu baax a baax. doo wax li nga xalaat yow. ñoo ngi ciy jéggalu bu baax mais li ma bëggoon continuer di wax mooy que suñu administration bi comme on l'a dit vraiment defar nañ cadre yoo xam ne bu ñu toppee li ñu wax. dinañ si génn la normalisation des structures administratives au niveau des départements ministériels et également la création des agences yooyu yëpp am na procédure yoo xam ne tëral nañ ko buñ ko doon respecté bu sotti alors on a fait donc l'État nguur gi def na beaucoup d'efforts wàññi woon nañ agences yi elles étaient passées de je pense de 60 à 30 mais après la création agence bi toppul yoon bu toppoon yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jox seen xalaat balaa ñu koy créer dinañ ko xool bu baax bon léegi nag mi ngi mel ni benn ni ñuy wax rek la boule de Sisyphe sànni nañ ko si neige bi bi ñu koy sànni lu tuuti la woon léegi mi ngi dellu nekk lu rëy loo xam ne dafa ëpp suñuy loxo. li naqadi nag si aussi Sénégal au niveau de l'État mooy que balaa ñooy jëf rek les bailleurs de fonds les organismes internationaux wax te loolu du yoon te boo seetee maanaam bala ñu réagir rek day fekk ñu raisonner ñu quoi. voilà bailleurs de fonds yi ne leen def leen ko boo leen ko defulee on va couper les ponts et cetera te boo seetee li bailleurs du fonds yi di proposer des organismes comme le BOM ou l'IGE proposé woon nañ ko mais
l'État na topp leen suivre leen ba yëf yi yegg fi mais ndax jàpp nga ci sa xalaat ndax dina yomb ndax xam nga it am na yenn agence yoo xam ne bon xëy na neexut a wax mais moo fi am dañu koy taxawal ngir di satisfaire benn clientèle politique ñu dem bay law fenn fu nekk nga bëgg faa teg nit koo xam ne xëy na am na fu mu la féete woon ba am na fu mu la féete ñu dem ba agence yi gën a law tey nga ne damay dajale yenn yi ndax ak situation bi ni mu mel ci condition yi ñu nekk réew meek ni mu tëddoo ndax dina yomb. waaw loolu moom mooy bu xam nga bu ñu toppalee yoon bi ñu tëral pour créer agence wala direction président de la république day nekk moom kenn rek ak d'autres responsables yoo xam ne ñoom dañuy wax li ñu bëgg pour le satisfaire le président les suit. Mais on n'a pas besoin souvent de ça. Il faut que le président ñu protéger ko. Nous protéger que les créations de structures et d'agences suivent les normes et les procédures yi nga xam ne ñoom lañ tëral ba pare mu nekk une condition même de légalité de ces structures là. Mais donc le président bu ñu ko bàyyee moom kenn rek ak nit ñi avec les responsables politiques c'est un homme politique, il cherche à satisfaire donc ses collaborateurs politiques. Donc les corps de contrôle loolu mooy seen mission dañu war a ñoo fi nekk pour xelal nguur gi jaaral leen si yoon boo xam ne day nekk njëriñu Sénégal ñu am ay structures yoo xam ne elles sont non seulement efficaces mais efficientes, c'est-à-dire elles fonctionneront au moindre coût, avec des coûts moindres que ce que nous avons maintenant avec des structures. Parce que aussi day entraîner ay charges yoo xam ne kenn du ko mën contrôler. Parce que aussi boo amee 10 directions dans un ministère, il faut nga wutal leen oto, wutal leen carburant, et cetera. C'est des charges rek. ak salaire ba ak payoor ga. waaw ak salaire. te boo seetee yenn direction yi bu ñu ko xoolee bu baax da ngay gis benn direction boo xam ne directeur ba moom moo fa nekk rek ak secrétaire or une direction ne peut pas être créée comme ça avec aussi peu de personnel. Très bien. Donc je pense que il faut que nguur gi l'État daal di jàppale daal donner de la crédibilité aux travaux des corps de contrôle et du bureau d'organisation et méthode, et qu'ils aident ces corps de contrôle à faire respecter les directives. En quelque sorte, suñu problème mooy problème mu application et problème mu respect des normes et des procédures. jërëjëf ci xalaat bi maa ngi lay gërëm bu baax a baax Pathé Ndiaye expert ci wàllu management ne woon jamono njiital bureau organisation et méthode gërëm it El Hadji Mansour Samb mi ubbi woon waxtaan yi moom économiste la di gëstukat gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi Aliou Bak Matar Samb la woon ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Dieng digital soxna Yacine Pouy jàngeen jëf mbokk yi ci kanam tuuti ñu